asalaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziar may laaj ndax son bi baax na su fekkee son bi baax na ngeen def ma signe ngeen jéggal ma ne dama mel ni dama kaza son bi baax na kon ñoo ngi nuyu mbokk yépp ñoo ngi leen di ziyaare di nuyu waa Sénégal di ci jiital kilifa yi di am mbégte vraiment ci bu baax ci askanu Sénégal ak sénégalais yi ñépp nag génnewuma ci kenn waxtaanu tey bi nag xam naa dana xaw a gudd tuuti waaye dafa am sabab li tax mu war a gudd dañ koy tënk ci ay xaaj bu njëkk bi ñoo ngi koy jëmee ci genn fàttali ngeen baal ma de dama tooy dafa jëm ci ak fàttali ci principe yoo xam ni principe yu dul soppiku la mu tabbi ci sunnatullahi ñaareel bi mu jëm ci enjeu yi nga xam ni mooy enjeu wu combat bi ñetteel bi jëm ci agenda international pro-gay bi nga xam ni moom moo egsi tey ci kaw àdduna mu doon ñaari pàcc benn bi mooy fi mu toll sur le plan international beneen ñaareelu pàcc bi mooy Sénégal ci boppam fi mu ci toll boobu tamit dana am ay pàcc ci suuf biiram ni mu tëddee ci wàllu droits humains ak ci wàllu éducation ak ci wàllu PGA bi ni ñuy jaare ci jëmmi député yi ak parlementaires yi ak yeneen créneau yoo xam ne dañ ko utiliser moo xam industrie cinématographique bi la moo xam yeneen yi mbir la notamment média bi ci mujj nag ñu def un peu la genèse du combat parce que c'est important su ko defee danañ mën a fàttali ñi nga xam ni ñëpp engagé wu nañu ci combat bi d'abord muy kilifa diine yi kilifa aada yi société civile bi ñi nga xam ni ànd nañ ci signé nañ ci waaye tamit ñu leeralaale ci ñi nga xam ni en réalité ñoom ñëpp contacté nañ leen muy parti politique yi muy groupe parlementaire bi ñu mën leen a wan ay firnde lu ko firndeel wane ni ñun suñu démarche yi génnewuñ ci kenn ndax ñun jàppuñu ni dañoo gën benn sénégalais loolu jàppuñu ko jàpp liñ jàpp te jàpp ko it mooy sénégalais yëpp ñun ñëpp ñoo maase bokk réew mi kiy defar ak kiy yàq nag ñoo ci maase yam ñun ñëpp ñoo bokk réew mi ba tax na kon bi ñu jógee di dem it yittewoo lii ñëpp lañ seeti amul kenn kuñ ci vraiment seeti su ko defee danañ def genèse su combat bi fañ tàmbale woon ci tournée nationale bi ak pétition bi ba ni ñu mujjee actuellement déposer la proposition de loi kon ñoo ngi leen di dellu di ndokkeel sa combat la combat bu ñëpp la combat bi bu leen jàpp ni combat wu Ababacar Mbuub la bu leen jàpp ni combat wu ànd sàmm jikko yi la bu leen jàpp ni combat wu ay benn groupe la bu nekk fee wala kilifa diine yi combat bi combat wu sénégalais yëpp la te suñ dikkee ci enjeu yi da ngeen comprendre li tax mu war a doon combat wu sénégalais yi mais combat wu africain yëpp mais combat wu képp ku bëgg lu baax wala boog ñu bëgg la dugal ci nooteel sa combat la war a doon waaye tamit képp koo xam ni gëm nga yàlla gëm bis penc ba moo xam catholique nga moo xam julit nga moo xam gëm nga diine ji wàcce woon ci asamaan combat bi sa combat la war a doon ndax enjeu yi bu ci duggee en définitive da ngeen ko gis kon li jiitu ci waxtaan bi mooy dañu bëgg a fàttali ni jëmmi nit ñun ñi nga xam ni ci création bi lañ bokk yàlla moo ñu sos te yaakaar naa ni xëy na xel mu tordu rek
fi mu ne mooy mën a jàpp ni est-ce que ñun ñii yàlla moo ñu bind. yaakaar naa ni am nañ ci ay firnde yu leer ndax amul kenn kuy jóg dem par exemple France Paris gis Tour Eiffel ba noppi naan lii daal dafa jékki-jékki rek sax fi nii loolu yaakaar naa ni amul. puisque mbir mu mel noonu moo mën a am Paris ñoo xam ni ay ingénieur ñoo ci liggéey ay nit sonn ci ñu def ko ci ab diir ba mu taxaw mel ni mu mel jëmmu na mu jëmmoo ñu jëmmal ko yi tamit ba teg ko fa ñu ko teg la ñu xam ni am nañu ci liggéey ba loolu mën a am. waxuma laa nag lu ko gën a complexe muy doomu aadama yuurub doomu aadama li maase nekk ci biiram ak i tamit boobaak léegi ni muy doxe nii war a rees naa xam ni kon am na lu nekk ci ginnaaw moo tax moo xam na gëm nga wala gëmoo ko waaye am na lu nekk ci ginnaaw kooku nag mooy azza wa jalla kooku mooy ki nga xam ne si mooy badiihu samaawaati wal ard moom mi sàkk nag nit sàkk asamaaw yi ak suuf yi ak li ci diggante bi moom moo tànn ci mbindeefam yooyu doomu aadama ni ko wuutuma ci kaw suuf c'est très important ci ku comprendre loolu aussi doo comprendre lan moo tax nit war a taxaw taxawaay ci kaw suuf nit moo ko amee taxawaay ci kaw suuf nit moo ko amee mënta doon rek taxaw tàllal sa loxo di ñaan yàlla mënta doon rek ki tamit nit da ngay taxaw ci terrain bi tamit te doo ko teg ci ay arkaan yu dëgër moo xam ni ngëm moo koy lal moo xam dañ koy encadrer ay principe moo koy lal loolu tamit mënul nekk ba tax na kon taxawaay moom mënul ñàkk nit mooy ki wuutu yàlla ci kaw suuf beneen bi ci defee nit moomu wuutu yàlla ci kaw suuf dafa def ñaari kuréel benn kuréel bi dañoo gëm ni ñoom yàlla mooy seen buur mooy seen boroom ñu nangu ay dogalam beneen kuréel bi ci des it dañoo gëm leneen seytaane nax leen ñu tënku ca muy ñaar yooyu ñuy opposé wu mel ni guddi ak bëccëg kenn ku ci nekkit par rapport ak sa ngëm-ngëm googu nga nekk ca di doxal la ngay doxal loolu tamit c'est très important pour ñu mën a comprendre en fait combat bi nga xam ne ànd sàmm jikko yi yëkkati na ko pour ñu mën a comprendre aussi en réalité dëgg-dëgg mbir mi la bi loolu amee ñaari kuréel yi taxaw it yàlla moo ñu xamalaat nit ñi gëm yàlla danañ bay ci tool boobu danañ liggéey ci domaine champ d'action bi nga xam ne ci lañ nekk ñi weddi yi tamit danañ liggéey ca loola ñu nekk walladina amanu yuqaatiluuna fi sabilillahi walladina kafaru yuqaatiluuna fi sabili taaxut donc ñoom ils servent taaxut ils servent un agenda donc loolu c'est très important ci nit ñi xam ko comprendre ko aussi muy ñetti yëf yu ma fàttali ñeenteelu yëf yi mooy suuf dana mujj yàqu suuf si dana polluer suuf si dana corrompu muy suuf su ma ko waxee nag mooy jëmmi suuf si ñu dëkke ak ndox mi génn muy zahara al fasadu fi l bahri wal bahri bima kasabat aydin naas te corruption boobu ak yàqute boobu nga xam ne am na ci kaw suuf finalement te yàlla tànnoon doomu aadama ni ko teewal ma ci kaw suuf nga ma jox la ay pouvoir ndekete yàqu ji am ci kaw suuf nit moo koy def ci loxoy nit dong lay bàyyi ko kon da ngay gis intérêt ci nit war a taxaw aussi ci ni ma nit damay taxaw ci bañ lu bon ak damay bëgg lu baax d'ailleurs boo seetloo l'islam sax en définitive li tax ñu ne c'est la meilleure communauté c'est la meilleure communauté ñetti yëf dong la ci yàlla lim dañuy digle lu baax di tere lu bon ba gëm yàlla nit nag nit mënoo ni da ngay digle lu baax te doo def lu baax kon li ngay digle da nga cay jiitu mënoo ni da ngay tere lu bon ba noppi di encourager lu bon ak di ko def kon dañuy digle lu baax c'est-à-dire yow da ngay nekk ci lu baax ba noppi di ko digle parce que sa jëf wax jëf ji moo koy ëpp solo kon nekk nga cay nekk ak digle la wax jang cay wax di fàttali tamit ak digle la tere lu bon li tamit kazalika dañ kenn du la gis ci lu bon ba noppi da ngay wax ni lu bon nañ ko bàyyi ndax loolu li ko firndeel lu bari mënee su koo lim da ngeen ma jéggal de live bi sax dama ko naroon a ni lebaat ko ndax xam naa ni yaram wi waaye li ginnaaw sama kàddu joxe naa ko ci ba noppi mënu moon ñàkk a def live bi waaye damaa mel ni damaa lóor fi nekk ni moom tooy rek yem ma ci kon nit ki dafay def lu baax maanaam da ciy nekk ba noppi di digle lu baax aussi te jëf ji it moo gën a am solo ci digle lu baax maanaam nekk ci lu baax posture boo xam ne aw yiw la moo ëpp doole sax di ko fàttali loolu alxuraan wax na ko ku bañ a bokk ci gaafiluune maanaam nit ñi sàggan ñi mooy rek toog ci naan def leen lu baax bàyyi leen lu bon te yow nekkoo ci kon da ngay nekk ci lu baax
ba noppi di ko digle rek di ko fàttali ndax fàttali gi mënta ñàkk ba noppi di daw lu bon di bañ lu bon ba noppi di ko tere moo tax man raa minkum munkaran falyughayyir bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman maanaam fu ngeen gisee lu bon luy gàkkal luy yàq ni ngeen ko dindi ci seen loxo xam nga loolu injonction la boo xam ne yonent bi moo ko digle muy ndigal lu wér loo xam ne loolu mooy posture bi nit ñi gëm ñëpp war a amee te loolu yi tamit moo valable ci képp koo xam ni gëm nga diine ju bàyyi ko ci asamaaw mooy diine dafa doon defar ci nit dafa doon defar ci kaw suuf dafa doon fexe bay suuf du yàqu te loolu dama ko fàtte sax beneen principe la bu am solo ci lu ñëpp war a xam mooy bi yàlla dénkee nit ba pare it laata mu koy wàcce nee na ko fexeel ba bu suuf yàquwaat réformé nañ ko defar nañ ko waaye fexe leen ba bu suuf yàquwaat kon responsabilité la nit am ci loolu ko yàlla waxoon ñu xam ne nag am na bis bu yàlla tëral muy bis penc ba ñu war faa daje yàlla xool ba xam nan lañ taxawee woon de manière collective d'abord ba pare après nag individuellement aussi nit ñi ñu xool kenn ku ci nekk sa participation ci loolu waaye nañ xam ne responsabilité humanité responsabilité des hommes moo engagé wu ci yàquteg suuf ak jagug suuf waaye wax naa ko léegi zaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin naas mujj na yàqute gi foo ko takk wee am na fa ndax lan nit kese mooy ki ko jëf ci ay loxo kon loolu moom mooy li nga xam ni moom mooy am beneen bi ci des ñu war koo fàttaliku it mooy yàlla interpellé na nit ñi ni leen na ngeen interpellé na nit interpellé na aussi nit ñi ci ñu moytandiku nañ moytandiku fitna joo xam ni bis bu yegsee fitna ji du yam ci nit ñi doon def lu bon kese fitna jooju bu yegsee du yam ci ña ko doon def kese day laawaale ñépp wattaqu fitnatan laa tusibanna alladina zalamu minkum xaasa waalamu anna allaha shadidul iqaab ndax yàlla ko tar la ci mbugal kon munu mise en garde la boo xam ni na ngeen moytandiku fitna musiba moo xam ni jëye joo xam ni bis bu yegsee maanaam ñépp lay laawaale du yam ca ña doon def lu bon di provoquer lu bon ak défier yàlla rek waaye yéen ña doon jéem a ni da ngeen a baax ba noppi toogoon seetaan bu ngeen xefee sax mbugal ma ci yéen lay tàmbale kon du épargner kenn loolu tamit principe la boo xam ni nit ñi nañ ko fàttaliku nañ ko bàyyi xel beneen bi ci des yi tamit borom bi xamal ñu ni su ngeen jàppanteeg ñoom na ngeen xam ni da ngeen bokk ci ñoom su ngeen doonee seeni allié su ngeen doonee seeni allié xam leen ni bokk ngeen ci ñoom kon loolu aussi nañ ko seetluwaat te loolu dana am solo ci waxtaan yu ñu dikk nii ndax en définitive dem nañoo dem ba suñu arsenal juridique ak li ñuy tënkoog ni ñuy gisee lépp fi mu ne feneen lañ ko jëlee dañ koy jéggaani mu dolli ci it ni bu ngeen leen déggalee ñu leen di wan ak di leen wax ngeen koy dégg di ko jëfe nee na da ngeen dellu ginnaaw te itam da ngeen daal di bokk ci ñi nga xam ne dañuy sooy mooy ku perte da ngeen sooy loolu tamit di beneen mbir boo xam ni na ko mbokk yépp bàyyi muy principe bu am solo gis nga lii dara du ko dindi nit ñëpp suñ maase woon ci àdduna ak seeni daraja lu mu toll mënuñoo changer lii ma wax lii ma lim lépp ndax waxi yàlla la tey waxi yàlla kenn du ko dindi beneen bi ci mucc yëpp yàlla nag daan ñuy exhorté daan nañu gis nga bu fekkente ni bokk ngeen ci ñi gëm wala tahinu wala tahzanu wa antumul la'lawna in kuntum mu'minina yéen de yéenay ñi féete kaw yéenay not yéenay gañe yéen a ëpp doole su fekkente ni gëm ngeen kon gis nga su fekkente ni leneen dañu koo gis mu xew nañu xam ni kon en définitive mooy ñàkk ngëm rek moo ñu teg lii ñu dal lépp jàmbat li moom li Cheikh Abdoulaye doon wax rek mbir yi bu ko kenn jàmbat bu ko jiñ kenn ku ci nekk am nga ci responsabilité bu rëy taxaw naan diw sàngam mais na ci wax ak na ci def ak na ci nangam déedéet ñun ñii suñuy melokaan ak suñuy taxawaay ak suñu pas-pas bu woyof moo nu teg lii ñu yàlla nattoo tey jii muy boole ñoo ay saay-saay soo xam ni
maanaam saytaane la ñuy jaamu ba noppi bëgguñu imposer agenda boobu sur le plan international. kon lii moom mooy tomb bu njëkk bi nga xam ne si moom la ñu bëggoon a fàttali laata ñuy dugg ci waxtaan. léegi nag ñaareelu tomb bi mooy lan mooy enjeu yi maanaam combat bii ànd sàmm jikko yi sum ku jàpp ni dañ ko bëgg a réduire ci mbirum homosexualité wala agenda LGBT bi rek maanaam xamoo sax li xew. ku bëgg a yaakaar ni dañ ko réduire ci rek xëy na corruption wala ay yenn ci ñaawteef rek déedéet combat bi combat bu doy waar la combat boo xam ni c'est un combat perpétuel boo xam ne ñun dañ ko fee fekk dañ fiy jógee yi tamit bàyyi ko fi ndax en définitive ñaari kuréel doo nga fi nekk wax naa ko sànq muy xisbullah ak xisbu sheytaan te tamit wax naa sànq ni même ñoom ci seen bopp boo leen laajee dañ lay wax ni ñaari kuréel la fi nekk mooy les obscurantistes les illuminés ñoom ci seen gis-gis obscurantistes yi mooy nit ñi ku mel ni man obscurantiste la nga xam ni naan dama gëm diine damay tegtalu ci ab yoon lu mu waxoon yàlla lii la digle lii la bañ kooku obscurantiste la nga xam ni boo ko bëggee ne ko kaay ñu def nanga mun laa lii yàlla da koo tere daal lay tari ab laay wala ab xadis kooku obscurantiste la alors kan mooy illuminé mooy ñi nga xam ni tuufu nañu ci leeru féttarlu ga saytaane féttarlu woon ñoom ak leer lañ ko tudde moo tax ma wax baat boobu waaye loolu ak lëndëm la xam ngeen kon ñi tuufu ci leer googu ñoom lañ tudde waaye ñi war obscurantiste yooyu lañ ñu tuddee waaye ñoom tuddee seen bopp ay illuminé kon lu ngeen ci mën a gis rek dafay mel ni ñaari kuréel la ñëpp jàpp ni moo fi nekk ñooñ yàlla ak ñooñ saytaane ñoom tamit ñu jàpp ni ñun ñu réer lañu di réeral nit ñi te dangereux ci kaw suuf ñoom nag ñooy gindiku ñoo war a gindi nit ñi loolu moom mooy li am solo moo tax enjeu yi xam nga lan la enjeu yi ñaar kese la benn bu njëkk bi enjeu défi wu souveraineté la xam ngeen ni actuellement adduna dafa dox ay jéego yu bari génn nañ ci benn contexte boo xam ni contexte daanaka ay naka lañ ko wax sax dañoo morcelé woon adduna bi nit ñi ay xëy na royauté ñoo fi nekkoon ñu jógee ci loolu xëy na dem ci république léegi nag république boobu ñu dem nit ñi dañu jàppoon ni maanaam sañ-sañ bi ak doole gi ak kattan gi léegi askan wi moo ko moom comme par exemple ni ko constitution bu Sénégal waxee article 3 bi ni askan wi ñoo moom réew mi waaye ñoo ngi jëm nag ci beneen contexte bu bees boo xam ni ñi yilif nit ñi ñi leen di digal ak a tere ñi am sañ-sañ ci ñoom doonatul ku ñuy fal jox ko kàddu waaye day doon ay conglomérat nit ñoo xam ni organisé wu nañu ci seen biir doon nit ñu néew ba noppi usurper fi mu nekk nii doole jooju ak kaddu gi ak sañ-sañ bi mooy ñoo yor le pouvoir bi dafay changer moo tax défi bu njëkk bi mooy un défi de souveraineté d'ailleurs da ngay gis ni Sénégal mi ngi tàmbali di dugg na ci biir loolu ndax bu ngeen demee article 98 bu Sénégal dafay wax ni maanaam jëmmi traité ak convention yi nga xam ni Sénégal signé na ko bitim réew nga xam ni ñay dem di ko signé kenn falu leen ay fonctionnaires lañ ministère des affaires étrangères la ñu nekk am ñu jógee présidence ñu dajale seen délégation jël alali réew mi dem ci turu réew mi bu ñu demee ñu jox leen position boo xam ne moom lañ def ñu dem négocier signé loo xam ni bu ñu ko signé bu ñu delsee fii loolu mooy tiim mooy nekk ci kaw loi yi nga xam ni askan wi ñoo tànnoon ay nit mooy ay député ñu dem voté ko mooy tiim loi yooyu bon bien évidemment teg nañ ci bu fekkente ni ñiñ ko seqal ñoom it doxal nañ loolu ñun tamit loolu dañ koy doxal kon day tiim réew mi suñ ko jaaralee fa mu war a jaar ba publier ko au journal officiel ratification boobu kon loolu da ngay gis ni problème mu souveraineté dugg na te souveraineté su ma ko waxee rek lu yaatu na donc souveraineté économique yooyu yëpp daf ciy dugg mais problème mu souveraineté moo posé wu actuellement askan yi ñoo ngi jëm ci perte seen souveraineté ce combat là combat boobu la d'ailleurs bu ngeen gisee lan moo tax Nations Unies fi ne xar tànkam ci loolu les pays par exemple lu mel ni ay les pays pro-gay États-Unis Canada l'Union européenne la France particulièrement ñoom ñëpp taxaw fi mu nekk nii def ci seen viseur ànd sàmm ji koy loolu la ñoom ils ont compris xam nañ ni ñun comprendre nañu les enjeux moo tax ñoom lii seen va-tout lañ ci def maanaam seen sànni tàccu lañ ko def ndax xam nañ ni Sénégal
su génnee ci lii en fait askan wi danañ jël seen bopp danañ moom seen bopp. donc loolu muy lu am solo loo xam ni kon nañ ko bàyyi xel donc loolu mooy premier enjeu bi. kon défi bi taxaw suñu kanam mooy un défi de souveraineté. ñaareelu défi bi nag dafay défi boo xam ni défi bu spirituel la boo xam ni it moo gën a transversal sax d'abord d'ailleurs mooy lan mooy nit mënta ñàkk kilifteef nit mënta ñàkk lu mu wéeru nit mënta ñàkk lu mu tegtaloo nit kenn ñàkk ko. nit ki taxaw sax daal ni moom il ne croit pas en Dieu wala boog il ne croit pas en Allah maanaam gëmul yàlla mais loolu ngëm-ngëm la ndax am na lu mu gëm nit mënta ñàkk ngëm-ngëm kenn na ko ñàkkul ci kaw suuf si. léegi nag défi beneen bi ci des mooy loolu mooy défi de soumission léegi nit ñi ci lan lañ leen di tënk ndax nit ñi dañ leen di bàyyi ci seen liberté kenn ku ci ne seet la ko doy mu tënku ca wa illaa nit ñi dañ leen di forcer tënk leen ñoom ñëpp ci génne leen ci yàlla d'abord après jébbal leen seytaane leneen loolu mooy beneen défi bi ci des muy défi wu nit ñi nañ leen génne d'abord ci pas-pas ba nga xam ni dootuñu gëm ci yàlla ak di tegtalu ci ne ab yonent waxoon na ak di nekk ci biir diine parce que ni ma ko waxee sànq ñoom jàpp nañ ni diine day yàq jàpp nañ ni ñi nekk ci diine dañoo réer dañuy yàq àdduna alors kon il faudrait que ñu génne leen ci loolu ba noppi soog leen a jébbal seytaane nag finalement donc loolu moom mooy beneen défi bi ci des loolu nag ku ko xis comprendre da nga xam ne xeex bi lii lu sérieux la li ñuy def maanaam moom la yonent yi doon def moom la nit ñu baax ñëpp doon def actuellement xeexu toolu xare bi itam foofu la toll te fàtte naa sax ci li ma doon fàttali sànq ci principe bi benn principe boo xam ne waroon naa ko fàttali aussi mooy ñoom duñu denc duñu xeex wala yazaaluuna yuqaatiluunakum xatta yaruddukum an diinikum in istata'u duñu denc duñu xeex ba bu fekkente ni mën nañ ko ñu génn ni ci diine ñu murtat kon gis nga yàlla sax mi ngi ñuy jox benn fesu foofu mi ngi ñuy jox information foofu pour loolu ñu bàyyi ko xel. communication yi day bari moom mooy dagg kii bi ko live kon ñoom duñu denc duñu xeex kon loolu mooy lan la un combat perpétuel la des stratégies en fait en permanence des attaques en permanence pour lan duñ denc di leen xeex ba bu ñu ko mënee s'ils y parviennent s'ils le peuvent ñu génne leen ci diine la wax ngeen murtat ngeen génn ci yàlla ngeen taqale ko yàlla ñu dagg seen digganteeg yàlla waaw information bi ñu yàlla wax ndax dañ koo war a jël à la légère léegi soo demee ba tey àdduna si yëpp ñu ni bon vraiment léegi ouverture la bon léegi kenn xeexatuñu xareetuñu kañ xeex baa ngi am dañ koo jaare ci yeneen anam yoo xam ni peut-être man xawma ko waaye xeex bi ngi am ndax wax yàlla kenn du ko dindi wax naa ko sànq dañoo toll ci benn guerre boo xam ni moo gën a garaaw guerre froide c'est ce qu'on appelle guerre tranquille arme silencieuse mooy guerre la boo xam ni si dootoo gis ay bal yuy tàkk waaye bal yi ñuy jëfandikoo ku mu jam sa digganteeg yàlla yàqu ku mu jam sa digganteeg yàlla dagg ku mu jam sa digganteeg yàlla yàqu ci guerre boobu la ñu nekk actuellement mbokk yi fàttaliku leen ni yàlla nee na ñoom duñ denc di leen xeex ba bu ñu ko mënee ngeen mortat kon ñoom yoratuñu ay jaasi ak i bomb donte loolu sax des na ba tey waaye xeex bi ñuy xeex moo gën a subtil maintenant mooy duñu denc duñu xeex ba bu ñu ko mënee génne ñu ci yàlla dagg suñu digganteeg yàlla c'est ça en fait loolu nag lu am solo la loo xam ni il faudrait que ñu bàyyi ko xel pour mën a comprendre xeex bi ànd sàmm ji koy yëkkati pour mën a comprendre en fait défi yi nga xam ni moo taxaw suñu kanam actuellement. alors loolu bu jàllee ñu ñëw ci ñetteelu tomb bi mooy ban mooy l'agenda international loolu très rapidement laa koy wax damay fàttali rek ndax fàttali du ëpp mukk te très souvent mën nga ko fàttali nit ñi mën nañoo dagg séquence boobu rek sax partager ko pour nit ñi xam ni ñun on parle d'un agenda actuellement international qu'on est en train de dérouler au Sénégal. On parle d'un agenda qu'a concocté les Nations Unies pour véritablement consacrer des droits humains, ce qu'ils appellent en fait des droits humains, aux minorités des droits de l'homme selon leur orientation sexuelle et leur identité de genre. Ñun lii la ñuy wax ñun
waxuñu dugg ci ay néeg di fëgg nit ñi ñii nan la ñuy sëyee. On n'a jamais parlé de ça. Il ne s'agit pas de parler de ça. loolu suñ ko defoon l'islam ñu ko jëkk a tere loolu defuñu ko ndax yëddu nit l'islam daf ko tere. ñun nekkuñu ci dynamique boobu, nekkuñu ci posture boobu. ñun li ñuy wax mooy agenda bi nga xam ni Nations Unies daf ko jël bëgg ko imposer adduna bi ñu bari tàmbalee nangu ñun Sénégal duñ nangu tey duñ nangu ëllëg. voilà li ñu wax. il faudrait que loolu leer ci bopp ñëpp. alors agenda boobu lan la de manière vraiment très ramassée. xam ngeen ni Nations Unies bi ñu ko sosee gis nga lii mooy la charte des Nations Unies. alors un certain 26 juin 1945 lañ def charte Nations Unies bi. Nations Unies daal di remplacer kan la SDN bi ñu génnee ci deuxième guerre mondiale le 26 juin 1945. bi loolu jàllee Nations Unies daal di def benn déclaration muy la déclaration universelle des droits de l'homme 1948. ak bu ngeen yaakaaree ni dafa am sant wu mu sant am ngeen problème réew mi santul Senghor santul Diouf santul Wade santul Sall. lii c'est le PGA. l'avancement des droits de l'homme et l'inclusion des personnes LGBTI. députés yi lii lañ leen sant te il y a des députés sénégalais qui travaillent actuellement en fait dans ce programme là. boo xam ne ci turu sénégalais yi lañ ko jël. sénégalais yi aussi lañ koy defal dafay mel ni sénégalais yi ñoo bëgg ak ngóor jigéen dagan ci réew mi. moo tax ñi leen di représenter muy exécutif bi muy ñeneen aussi ñoo xam ne dana feeñ ci waxtaan bi ndax dana am ay tur yoo xam ne danañ ko cité tey jii. alors ñooñu ñoom ñoo taxaw ci dérouler le tapis rouge Nations Unies ak lobby LGBT yi ngir doxal ko Sénégal. ñun waxuñu dugg ci ay néeg di fëgg nit ñi ñii nan la ñuy sëyee. on n'a jamais parlé de ça. il ne s'agit pas de parler de ça. loolu suñ ko defoon l'islam ñu ko jëkk a tere loolu defuñu ko ndax yëddu nit l'islam daf ko tere. ñun nekkuñu ci dynamique boobu, nekkuñu ci posture boobu. ñun li ñuy wax mooy agenda bi nga xam ni Nations Unies daf ko jël bëgg ko imposer adduna bi ñu bari tàmbalee nangu ñun Sénégal duñ nangu tey duñ nangu ëllëg. voilà li ñu wax. il faudrait que loolu leer ci bopp ñëpp. alors agenda boobu lan la Nations Unies bi ñu ko sosee gis nga lii mooy la charte des Nations Unies. gis ngeen lii may wane nii mooy la résolution 17 L9 bu Nations Unies. bi ñu defee résolution bi nag Nations Unies dafa am lu mu ci teg lu am solo. mooy document bi biñ ko étudier au commissaire des Nations Unies génne ko mooy nés libres et égaux. nés libres et égaux, orientation sexuelle et identité de genre en droit international des droits de l'homme. nga xam ni dafa am juróomi obligation yoo xam ni Nations Unies daf ko ci def. mi ngi nii les 5 obligations juridiques fondamentales des États concernant la protection des droits de l'homme des LGBT muy lesbiennes, gays, bisexuels et transsexuels. première obligation bi obligation juridique fondamentale la wax waxul ay recommandations, ce sont des obligations juridiques fondamentales des États concernant la protection des droits de l'homme des LGBT. première chose, protéger nañ leen aar parce que jox nañ leen àq ak yelleef sur le plan international, mais am na ñoo xam ne gis nañ ni dañ leen di boddi, am na ñoo xam ne dañ leen di dal seen kaw, am na législation yoo xam ne sax daf leen di rey. alors que ñu ni nañ leen protéger d'abord ba pare, c'est la première chose à faire. la deuxième chose à faire bu leen protéger ba noppi mooy nañ leen prévenir violence yi nga xam ni moom moo jug jëm ci seen kaw. alors kon nañu fexe ba prévenir la torture et le traitement cruel, inhumain et dégradant des LGBT. troisième chose bu ñu leen prévenir nag ba violence jëmatul ci ñoom. troisième bi mooy nañu dépénaliser l'homosexualité sur le plan international, nañ ko dépénaliser. quatrième bi mooy interdire la discrimination basée sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. léegi dañuy jël chemin inverse bi léegi puisque dépénaliser nañu, quatrième bi mooy nañu fexe ba góor jigéen ñi léegi nañu tere kenn di leen boddi, maanaam ku ñu jëflanteel da nga war a jëflante ak ñoom. bu fekkente ni par exemple ay góor jigéen lañu ñëw fii ni léegi ñoom par exemple ay jullit lañu wala catholique lañu, par exemple bu ñu demee ci jàkka ji imam bi waru leen a mën a bañe maye. bu ñu demee ci église bi aussi il faut dañ leen war a maye donte xam na ni ñaari góor la wala ñaari jigéen wala yeneen yi ci aju. alors kon nañ interdire la discrimination
basé sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. 5e bi mooy le respect de la liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique. mooy dañoo am sañ-sañ ci nit ñëpp di amee seeni kuréel ñu amee ko am seen reconnaissance juridique am ay ndaje di wax ak di yëkkati seen kaddu ak di daje ak di dem ak a ñëw di nos ak a nosi. parce que fi mu ne ñi fi nekk nii ñoom Jamil Bangoura ñoom ñeneen ñi ci des gis nga dañuy mbubboo association boo xam dañuy yëngatu ci sida wala leneen waaye du ñu déclarer directement ni association góor jigéen lañu. alors ñu ni loolu tamit vraiment xeetu discrimination la nañ fexe ba ñuy demander ni man association sportive et culturelle lay taxawal man association par exemple daayira lay taxawal ñoom tamit nañu taxawal li ñu bëgg a taxawal te loolu am nañ ci droit am nañ ci sañ-sañ. alors loolu moom mooy juróomi obligation juridique fondamentale yi nga xam ne Nations Unies génne na ko ci 2012 bi ñu waxtaanee bi ñu génnee seen résolution ba pare génne nañ ko muy 2012 muy nés libres et égaux au commissariat bu Nations Unies moom moo ko génne des droits de l'homme bu Nations Unies. loolu nag kon leer na ni xam ngeen ni nattable amatul ni lii agenda international la Nations Unies moo ko yëkkati di ko wax. alors bi ñu ko defee Nations Unies nag maintenant dugg ci géew bi dugg ci xeex bi jël combat bi en main actuellement léegi nag dafay def li ñuy wax EPU muy examen périodique universel boo xam ni à chaque presque mën nañ wax chaque 5 ans dafay woo état yi ñu ñëw ñu toog kenn ku ci nekk par rapport ak lim la digaloon par rapport ak liñ la waxoon. examen périodique universel bu 2013 Sénégal document bi mi ngi nii rapport bi yépp mi ngi nii délégation bi ko composé woon mi ngi nii Sénégal ay sénégalais lañu donc li ñuy wax ñun lu ñu xam la biñ leen waxee joxoon nañ leen 188 recommandations 188 recommandations yi ñu leen joxoon Sénégal nangu na 174 yi globalement mën naa ko tudde noonu ndax 4 sessions la yu bokkul mais 4 yëpp presque 3 yëpp nangu la 4e bi nag ci la wax 14 recommandations yoo xam ni Sénégal nangu ko te loolu mu ngi jëmoon ci légaliser mbirum góor jigéen wala ñu changer sax disposition article 319 kon danañ ci dellusiwaat ba 2013 Sénégal mi ngi bañ et il faut le reconnaître délégation bi demoon 2013 aussi dañ leen di au moins bu ñu leen félicité wul à 100% it wax dëgg yàlla amoon nañu position bu claire bu tranché sur la question là mooy article 319 bi Sénégal mënu koo soppi parce que réew ma dañoo bañ góor jigéen. loolu moo waral kon ñu ni Sénégal nañ def pression ci kaw loolu mooy expliquer la venue de Obama en 2014 au Sénégal Sénégal booba président gis ngeen pareeguñu nous ne sommes pas encore prêts la wax. mais on n'est pas prêt à dépénaliser l'homosexualité. c'est l'option du Sénégal pour le moment. loolu moo lay wax ni la kon pression bi metti na te ñoom ñoo ngi tàmbalee fléchir ñoo ngi sedde 2015 président waxaat na lu xaw a mel noonu. wane ni ay góor jigéen am nañ Sénégal mbootaay yi leen di jàppale am nañ sañ-sañ ci woote ci mbir moomu wax ci ak def ci campagne amuñu ci problème ñoom gouvernement bi. mais nous avons des homosexuels chez nous. Ça veut dire qu'aujourd'hui les associations de défense des droits des homosexuels au Sénégal auraient pignon sur rue, la possibilité de s'exprimer, la possibilité de faire campagne par exemple. Ils sont libres. Ils sont libres. Ils sont libres de le faire. loolu ci itelle la ko waxee woon. alors bi loolu amee ñun ci lañ ni attention. mbir mi am na fu mu tàmbalee jëm il faudrait que ñu jóg tendre maanaam jéem a jàppale suñu gouvernants yi te jéem a taxaw ci lii ndax askan wi ñoo mën a régler question bi mais suñu gouvernants yi mën ñu ko régler. alors loolu moo tax ci fin 2015 la ñu tàmbali dox ay activités yéen a ngi fàttaliku 2015 ci sëy boobu ñu doon takk ci guddi gàmmu su fële ci Kaolack ci école Ibrahima fàtte naa sax nu mu kii. dem nañ ko ñun personnellement rencontré autorité ya ci turu le collectif non à l'homosexualité en 2015 après ñun ci la ñu sos nag liggéey bi suñu ko tàmbali woon. léegi nag agenda international bi mi ngi noonu léegi lan moo ci def Sénégal lan moo ci taxawaayam Sénégal daf ci taxawaay boo xam ni taxawaay bu leer la bu fés la boo xam ni ay documents lañ leen di wan muy la position officielle du Sénégal. boo xam ni ci turu sénégalais yi lañ ko jël sénégalais yi aussi lañ koy defal dafay mel ni sénégalais yi ñoo bëgg ak ngóor jigéen dagan ci réew mi moo tax ñi leen di représenter muy exécutif bi
muy ñeneen aussi ñoo xam ne dana feeñ ci waxtaan bi ndax dana am ay tur yoo xam ne danañ ko cité tey jii alors ñooñu ñoom ñoo taxaw ci dérouler le tapis rouge Nations Unies ak lobby LGBT yi ngir doxal ko Sénégal li ci gouvernement bu Sénégal njëkk a jël comme acte mooy gis ngeen lii mooy la SNEC 2 la SNEC 2 muy la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre soo dikkee ci à la page 106 ci document bi gis ngeen ñu bind égalité de droit et état de l'harmonisation des conventions maanaam Sénégal signé na ay convention yu bari yoo xam ne dafa safaanoo ak arsenal wala contenu juridique bu arsenal bu Sénégal maanaam texte de loi yu Sénégal signé na ay traité ak i convention yoo xam ne safaanoo nag kon léegi il faudrait que ñu liggéey ci loolu pour harmoniser ko pour loi yi ci Sénégal ñu soppi ko loolu SNEC bii mi ngi ci dafa gudd moo tax yooyu yëpp duñ ci mën a dikk dañuy leeral rek ci tënk wane ni agenda bi tamit gouvernement bu Sénégal accepté na ko mi ngi koy doxal bi loolu jàllee loolu 2016 la woon la tàmbali 2016 ba tey li journal officiel bu Sénégal la muy la loi 2016-10 bu 5 avril 2016 portant révision de la constitution réforme yi ñu doon def ñu indi ci fukki tomb ak juróom ñeenteelu tomb bi mooy la reconnaissance de nouveaux droits aux citoyens waaye nañ dem ci article 25 alinéa 3 da ngay gis da nga fay fekk ñu consacré que benn terme boo xam ni terme boobu terme bu gaaw la te wax naa ko léegi les droits nouveaux mooy yi ñu consacré en 2011 sur le plan international mais la ko jiitu droit nouveau amul woon on parlait des droits de l'homme tout court c'était 1948 alors te fii libellé bi sax droit nouveau lañ ci wax alors mais boo demee ci article 25 alinéa 3 dafa ni tout citoyen est tenu de respecter scrupuleusement la constitution les lois et règlements notamment d'accomplir ses devoirs civiques et de respecter les droits d'autrui droit d'autrui mooy lan droit d'autrui ak yelleefu autrui ku ne xam na ni nit la nit kooku kon bu nee àqam ak yelleefam mooy àq ak yelleefu nit kooku nag mooy kan keneen kooku ñuy wax mooy kan te kenn leeralu ko de respecter les droits d'autrui il est tenu de respecter les droits d'autrui kon sénégalais yi dugal nañ ci constitution bi ni képp kuy sénégalais da nga nangul àq ak yelleefu keneen beneen sénégalais bi ci des moo xam góor jigéen la moo xam du góor jigéen kon gis ngeen sew-sew bi ak subtilité bi mi ngi ci constitution bi ku mu neex demal nga xool ko article 25 alinéa 3 alors loolu moom mooy li am ci 2017 gouvernement bi daal di it labbali daal di créer li ñuy wax le ministère du genre loolu c'était en 2017 bi loolu jàllee ñu daal di taxawal tamit insérer benn disposition boo xam ne si sans précédent disposition boobu musul am ci loi yu Sénégal mooy gis ngeen mi ngi nii journal officiel bu Sénégal c'est la loi numéro 27 bu 13 juillet 2017 bu ngeen demee ci article 18 dafa wax ni le journaliste et le technicien des médias doivent respecter la dignité humaine, éviter toute allusion par le texte, l'image et le son à l'appartenance ethnique ou nationale d'une personne, à sa religion, à son sexe ou à son orientation sexuelle. Donc gis nga orientation sexuelle kon loolu gis nga ni disposition bi disposition bu nouvelle la baat bi mi ngi soog a dugg ci suñu arsenal juridique ci nouveau code de la presse bi yamul ci loolu génne yi tamit ci suñu permis de conduire yi à partir de 2018 ñu génne ci terme sexe nit ki góor la wala jigéen la biologiquement mais ñu def ci genre ndax buñ nee sexe nit ki góor ak jigéen masculin féminin moo ci nekk ça pose problème ndax am na keneen koo xam ne si moom yëgul boppam boolewul boppam ci góor ñi xëy na te yaa ngi ko jàppe góor wala boolewul boppam ci jigéen ñi wala ci leneen la boole boppam alors kooku kon soo ko joxee loolu tooñ nga ko kon il faudrait que ñu génne ko pour ki jàppe boppam góor ñu bindal ko genre masculin ki jàppe boppam jigéen ñu bindal ko genre féminin ki jàppe boppam leneen ñu bindal ko genre autre donte autre boobu dikkagul nag ci permis de conduire yi mais au moins ce genre bi moom dikk na alors ba noppi ñu teg ci aussi suñu permis suñu carte d'identité nationale yi ñun ñëpp amatuñu ndey amatuñu baay amul ndey amul baay alors loolu
doy na ci ñu wane ni Sénégal ñoom ñoo ngi liggéey ci agenda boobu. moo tax souvent may wax ni kan mooy xam lii ba pare di déglooti naan nañ wax la position président na ci wax wala benn na ci officiel wax ñoom ñoo ngi koy doxal li ñuy waxati ce n'est pas important. Serigne Abdoul Ahad dafa daan wax ni nit bu waxee jëf jaag wax ja safaanoo da ngay bàyyi la mu wax te téye la mu jëf. alors ñii dañoo jëf te jëf ci fii la jëm te ñoo ngi jëm 2026. document bii le ministre des genres moom moo ko def pour doon ñaan xaalis la coopération technique belge le 26 avril 2021 pour ñaan ko xaalis pour ñu évaluer en fait demande d'appui au processus d'évaluation de la stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre SNEC 2 nga xam ne dañu mi-parcours lañ ko bëgg évaluer muy ñaan xaalis la coopération technique belge ñaan ko aussi ñeneen pour ñu jàppale leen jox leen xaalis ñu xool évaluer en fait fan la liggéeyu genre bi toll. te boo génnee ñu naan la non ñun suñu conception ci genre bokkul ak ñeneen te ñoom ñoo leen di may xaalis sarax leen pour ñu mën a en fait évaluer en fait liggéey boobu mi ngi nii. alors position officielle bu Sénégal mi ngi nii dama leen koy liiral EPI bu 2018 ngeen xool ko. ñu ni concernant les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, la délégation sénégalaise a expliqué que la loi n'interdisait pas et ne punissait pas l'homosexualité. kon xanaa ñi fi bëgg a ñëw naan ñu non gouvernement bi réglé na question boobu noppi wala la loi réglé na ko mais ñoom xanaa mars lañ nekk xanaa nekkatuñ sur terre lii ma wax nii ku mu neex rapport bi c'est un rapport public ñëpp mën nañ koo gis. alors la loi n'interdisait pas et ne punissait pas l'homosexualité et qu'il n'existait en conséquence aucune personne détenue pour ce simple fait góor jigéen la wala nangam tax ñu téye ko kaso amul Sénégal lii c'est le Sénégal qui l'a dit en 2018 ci Nations Unies. En revanche les actes contre nature et publics étaient réprimés. La loi n'interdit pas la liberté d'orientation sexuelle, mais plutôt les actes contre nature ou impudiques qui, de par leur publicité, s'assimilent à un outrage public à la pudeur. Au demeurant, le Sénégal est un pays tolérant. Le Sénégal est un pays tolérant. Le Sénégal est un pays tolérant. kon gis ngeen ni lii beneen bi ci des ci ba tey position Sénégal officielle ñu ni le Sénégal avait entrepris de grands efforts pour l'égalité des genres moo tax ministère bi taxaw pour l'égalité des genres. Le Sénégal avait entrepris de grands efforts pour l'égalité des genres, y compris au moyen de la discrimination positive. kon fii kan moo fi ñemee tey ñëw di ñu wax ay waxi non ay nangam ak nangam li mooy position bu Sénégal. Voilà la position officielle du Sénégal et c'est à l'EPU de 2018 man yaakaar naa ni véritablement loolu leer na muy bi ñu jaaree ci loi yi. mais dañoo xool ñi nga xam ne ñooy voté loi yi muy parlementaires yi lii c'est le PGA, l'avancement des droits de l'homme et l'inclusion des personnes LGBTI, un manuel pour les parlementaires. Manuel bi pour suñu député yi la. Il y a 143 pays dans le monde yu bokk ci PGA bi 143 pays. Il y a beaucoup de députés sénégalais yoo xam ne si bokk nañ ci aussi. ci ngeen di comprendre li waral nit ñi am ñu bari ñoo xam ne dañoo mel ni dañoo jëfu pour faire avancer les droits et l'inclusion des personnes LGBTI. Députés yi lii lañ leen sant te il y a des députés sénégalais qui travaillent actuellement en fait dans ce programme-là. Députés yooyu ñëpp xam nañ leen ki jiite assemblée nationale muy Moustapha Niasse ci la bokk. Djibril War aussi ci la bokk ci PGA bi. Bon, il y a d'autres députés yoo xam ni peut-être mën na maa yamandu ñoo ci ñoom ndax il faut ñu citer Moustapha Niasse ndax ci la bokk parce que moo jiite assemblée nationale moo jiite institution bi Sénégal kii moom bokk na ci PGA. mais yemul ci loolu Djibril War mi nga xam ne dégg nañ ko muy yuuxu di tëbaka dal moom boobu ba léegi moom aussi mi ngi ci PGA bi ci la bokk. yeneen députés yi des nag xëy na mën naa leen lim après mais ñoom ñaar au moins mën naa leen a tudd ñoom ñoo ngi nii un manuel pour les parlementaires ñoo ngi liggéey ci lii pour daganal mbirum góor jigéen moo tax on comprend pourquoi
benn waay génne benn communiqué di wax ni way loi bi nangam dafa loi bi existe na loolu nekkul déedéet. bi ñuy def jotaay bii di seeti kilifa yi bàyyiwuñu kenn. gis ngeen ni groupe Benno Bokk Yaakaar ñoom ñoo ñu émarger yi le groupe Benno Bokk Yaakaar laa wax. bii liberté démocratie et liberté groupe parlementaire ñoo ñu ko déchargé ñoom tamit. bii le parti socialiste ñoo ñu ko déchargé. bii AFP ñoo ñu ko déchargé muy parti bu Moustapha Niasse. bii Bokk Gis-Gis moo ñu ko déchargé. bii grand parti bu Malick Gakou. bii parti démocratique sénégalais. bii Pastef les patriotes ñoo ñu ko déchargé. kon gis ngeen ni ñun génnewuñu kenn bàyyiwuñu kenn. kon ñun kenn mënuñoo reprocher ñun dañuy politique. mais on vous a à l'œil te da ngeen xam ne réew mi yéen bu ngeen yaakaaree ni dafa am sant wu mu sant am ngeen problème. réew mi santul Senghor santul Diouf santul Wade santul Sall réew mi askan wi ñoo ko moom. kon loolu na leer yëf yi dana dem ba jusqu'à terme su ko defee ñoo xam kii ak kii ñan ñoo taxaw ci di liggéeyal seytaane ci réew mi bëgg a jël mbooloom askanu Sénégal it dugal leen ci carcan boo xam ne seen diggante ak yàlla day yàqu. danañ xam ñooñu ñan la te xam nga ñun on n'a pas froid aux yeux. dama ni ku mu neex bañ a la voté loi bi ku engagé woon bu la neexee retiré wu ci mbir moo xam ni maanaam c'est historique te it bis ni que tey dana soppeeku te ngeen xam ni dana soppeeku aussi réew mi askan wi ñoo ko moom. président nan la mën a doone ñun sunu ab surga askan wi jox ko doole jëm dem te moom fu mu bëggee loi daal di nii léegi ak def leen loi procédure d'urgence mu daal di jàll askan wi yëpp maase ni lii lañ bëgg ñu ne loolu du fi amee mais on verra incha allahu rabbi loolu moom moo doon waxtaan yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakatu